مولاي صل وسلم دائما أبدا على dal leen ak jàmm seen entreprise 3e menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rekk seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise 3e loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot ci 77 404 83 94 wala sax ci 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. يا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمن ولا تختم لنا بالشر والسخاوة والدلالة والدغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويزن حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثقل ميزاننا بالحسنات وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا بجنة القرآن واسقنا بوسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلغائك يا طيان أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد شاعب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا من القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بعد القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بخلق القرآن الله علنا في الدنيا قرينا وفي القبر منسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ولا الجنة رفيقا بيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها ظليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أهدنا بالقرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من غالي بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضل القرآن
وكفر عنا سيئات. ma ni keroog bi ñu créé CDQ bi ñu ma war a wut kuñ ko jox dama leen a ñaani leen man day am naa candidat candidat boo xam ne su ngeen ma mayee ma tudd ko waaye bi ma ko tuddee ñëpp dama fekk si muy Mansour Diop Male moo nekk ci kanam xale yi ndax keroog nee naa leen bu ma kenn ni buñ ko ko jox ndax dafa gàtt wala dafa xees wala dafa ñuul dem buñ ko ko jox dang ku ma ko wax nag man dañ ko jox ndax amul profil bi ca nag am na profil bi parce que ingénieur en développement local la waxuma la quartier rek waaye am réew mën na ko yor kaar Mansour jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm ñu ngi sant bu baax waaw ak commandant Cissé mi mooy commandant camp bi ba fa xale ya demee lu war rek def na ko recevoir na leen bu baax am enveloppe bu mag jox leen ko am it lu mu ci teg loo xam ne leen bu ngeen ci defoon ay ndogu maay joxe ceeb beeg diwlin ci kon boo commandant merci bien Mansour nee na ma léegi ndox ji na gàtt kon bëgg naa ko yemale foofu ñu ngi leen di sant jigéen ñi ñu ngi leen di sant dégg naa bu ngeen jógee fajar jàkk wàcc génn fii te fee nga taxaw di ma ñaanal jóg naa nag maa ngi nii di dox jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax. ndax su koy nii soo ko sumbee ci mën na noo wax ne ci fan ak ñaari semaine lañ ko sumb tey mu am réussite bi sant yàlla bu baax kon su fekkee am na sant boo xam ne dañ ko war di def subhanahu wa taala moom ñu permettre ñu may kàttan may ñu xel ba lii lu rëy lii ñu sumb ko daal koy réussir xam naa ni tamit si kontante boobu dañ koy tourné def ko ay remerciement yoo xam ni day jiitu ci nga xam ni kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier ci jiital ci membre rajo Cheikhouna Cheikh Djibril Diop di teg imam Mañoon Laay nga xam ne moo doon taxawee programme ñu teg ñi nga xam ne tamit ñoom notable ci quartier bi ñu jiital délégué de quartier Ibrahima Diouf ak ñi nga xam ne yeneen délégué yi nga xam ne ñoo ko taxawu tey ci bis di waa Thiaroye Gare amuñu seen xel mën na noo wax ni quartier Ndayeen mooy quartier bi gën a tuuti ci Thiaroye mais ci wàllu dayo ak wàllu considération ak wàllu respect mooy quartier bi ñu gën a jox cër quartier bi ñu gën a jëmmal kon waa Thiaroye yi amuñu seen fay ci wàllu boobu et ñi nga xam ne tamit ñoom lañ bokkal dëkk bi muy waa camp bi ñooñu tamit ñu militaires yi nga xam ne suñu dëkkandoo lañ ñooñu tamit amuñu seen fay di si teg ñi nga xam ne tamit ñooy ay responsable politique ndax tamit ku ni développement wax politique responsable politique yëpp macha allah ku lim jum ñëpp ñëw nañu si bisu quartier Layène bi daal koy jëmmal ñu ñoo jeexal nag te waxuñu ñi nga xam ne ñoom lañ sëkkal liggéey bi muy waa CDQ Layène di jiital ki nga xam ne mooy suñu responsable moral di suñu président muy Mansour Diop fees na place am taxaw na fi mu war a taxaw def na li mu war a def te ñun gisuñu ba pare sëkkuñu ci li nga xam ne faloon na ko président rëccuwuñ ci dara ndax ban ko falee ba léegi ay réussite rek la ñuy am ci bépp manifestation donc di ko ñaanal yàlla lépp loo xam ne ambition yoo xam ne am na ko ci quartier bi ak ambition yoo xam ne am na ko ci dëkk bi yàlla na ko yàlla may yàlla na ko yàlla doole yàlla na ko yàlla kattanal ba nga xam ne fu mu bëgg a yóbbu quartier bi yàlla yóbbu ko incha allah di jeexale nag suñu jigéen ñi nga xam ne tamit ñoom lañ bokkal liggéey bi ndax liggéey bi ba mu tàmbalee ba léegi ñoom ñoo ko taxaw cotisation yi ñoo ko encaissé gis ngeen accueil bi ñoo ko géré donc lépp loo xam ne fu mu tourné rek dañuy wax à chaque fois derrière un grand homme y a une grande dame mais à côté de nous les hommes nous avons à côté les grandes dames elles ne sont pas derrière mais elles sont à côté de nous bien sûr ndax soo gisee ñu tuddee mbir mi première édition dañoo gisoon ni Thiaroye ak surtout quartier Layène dafa manqué édition religieuse annuelle am na fi nag yoo xam ne ku nekk daayira yeeg ak organisation religieuse mais loo xam ne waa quartier bi yëpp ñooy bokk mu nekk benn symbiose boo xam ne ñun ñëpp toute confrérie confondue ñooy ànd
daal koy taxawee loolu musul am dara léegi nag ci édition bi ñu ne à partir de maintenant dañ koy taxaw chaque année ñu taxaw ci weeru koor gi peut-être première édition la en 15 jours lañ ko préparé mais yeneen ni à partir de demain dañuy tenir suñu première réunion pour waajal di déwén. maa ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla ci jotaay bi yàlla bokk jotaay yi gën a solo ci ñu nangu di ñaanal suñu maam yàlla may ko wér di doon kanam di ñaanal ko nit ñi dara de kat yàlla may ko wér ñu suuf di ñaanal xale yi nag yàlla may moom xool yëpp ak waaw dina bi moom dina boo xamante ni spécial parce que kenn toogul dina am bi réussir parce que ci 15 jours rek lañ préparé xale yi nag nekk xale yoo xam ne xale yu normal xale yu bëgg seen bopp xale yu bëgg diine xale yu bëgg loolu bët na dañoo bëgg ci année mu yokk ba ñëpp kenn daal di seen bopp dañoo boole parti bi yëpp mag ndaw xale yu ndaw yi pour tàppale dañ leen di gis loolu ñu yaay xamal leen ni leen lii mooy lislaam su ko defee soo léegi relève bi xale yi ñoo koy ñaw ne fii moom seen taxawaay taxawaay yëpp mooy dëkk bi wax ma ko ñoo moo leen ñoom chaque jour ñu ngi def le tout pour dëkk bi am mosquée yi dañ koy dem di bale di ay alcogel ak yëpp. dañu woo ci li nga xam ne bépp jullit buñ ci woo warul mën a am gànt muy waa quartier Layène seen CDQ bi taxaw ci wàllu ak seeni kilifa muy imam muy délégué de quartier gis naa fi it chef de corps camp militaire de Thiaroye gis fi tamit ay responsable ku mel ne Makodou Bakary ngi nii taxaw sama wet yorit ay ndomb tànk yu bëri ñoom ñëpp ci gëm-gëm ci fonk dëkk bi ñu ñëw pour ñaanal aji dem yi nga xam ne ñoom la ñu ñàkk fii ci gox bi ñun ñi ñëpp am ci ay mag am ci ay rak am ci ay nijaay am ci ay maam am ci ay papa am ci ay yaay kon loolu ñu def defe naa ne dimension ëpp na Thiaroye te képp ku mën a am yëg-yëg ci mbokk ci dëkkandoo defe naa ne waroo ci mën a ñàkk a teew donc sunuy tànk tey mooy ñëw rek bokk ak ñoom ñaan yi ndax ñaan yi pour ñun la pour ñoom la pour aji dem yi la pour Thiaroye la mais aussi pour Sénégal la mu nekk dëkk boo xam ne tamit am na histoire parce que tey lu ñu ñaan kenn du fàtte ñi nga xam ne ñoo doon tirailleurs yi Thiaroye 44 kenn du fàtte mag ñu baax ñi nga xam ne jaar nañ fi ay wàllu ay borom xam-xam ñu am njëriñ donc kenn ñàkkul njëriñ waaye am na ñoo xam ne seen njëriñ fës na donc ñaan yooyu yëpp dañuy ñaan sunu borom nangu ko fekki leen fa ñu ne defal leen ci yiw ñoom it ñi nga xam ne ñoo ko sàkku fas yéene ko def ba pare def ko ñoom it yàlla defal leen ci tiyaaba bu mucc ayib yéen it duma leen ci bàyyi ginnaaw Thiaroye Info parce que gis nañ seen taxawaay ñu leen di ñaanal aussi yàlla yëkkati leen fu kawe seen jot fii télé yu mag yi nga xam ne ñëpp ñu ngi leen di suivre ci àdduna bi toll ngeen dem fu ko weesu waaw gis nañ seen taxawaay mais aussi kontaan nañu fii boo fi ñëwee sa kër nga ñëw fii ku fi ñëw sa kër nga ñëw ndax ki la woo ak ñi nga fi fekk ñëpp ñoo xamanteeg ñoom ñoo xam ne xamante ngeen lu ëpp 20 ans 30 ans donc ay mbokk dong ñoo fi daje. journée de prière bi nga xam ne tey jii moom lañ organisé xam naa suñu borom dafa dogal ni tey lañ am opportunité bi def ko parce que CDQ bi ñu ngi ko teg en 2019 ñu daal di defar benn plan de développement de quartier ci plan de développement de quartier boobu dafa am benn axe essentiel boo xam ne ñu ngi ko tuddee restauration des pratiques antérieures de nos aïeux voilà maanaam ni nga xam ne tey jii cosaan ak aada bi nga xam ne moo amoon ci suñu quartier bi
ñu delloo si waat ko même si vrai que sax mosu fi jógee mais bu doon day xaw a nelawit ñu xaw ko yee parce que dafa bokk ci li nga xam ni tey jii dafa bokk ci liy développer suñu quartier te it moo tax tey ñu organiser journée de prière tey bi nga xam ni te nag ñun suñu aada ak suñu cosaan quartier Layène yaakaar naa nekkatul lu ñuy présenter ci Thiaroye Gare benn identité la am te mooy identité religieuse quartier la boo xam ni c'est un foyer religieux voilà boo xam ni tey jii ñëpp nangu nañ loolu ay borom xam-xam ñoo fi nekk te it ay kilifa ay nitu yàlla ñoom ñoo sancoon quartier bi la preuve mooy daara ji gën a mag ci Thiaroye wala yi ci gën a mag boo xam ni tey jii am na plus de 70 ans mi ngi ci quartier bi autorités yu bëri fi leen jàngee alxuraan imam ratib bi Thiaroye Gare fii la yàlla dogal fii la yeewoo imam yenn ci imam yi nga xam ñoo topp ci imam ratib bi mi imam Seydina Mandione Laye bu nekk ci grande mosquée de Thiaroye Gare yàlla dogal it fii lay yeewoo moom ak imam Serigne Djibril Diop yooyu yëpp mu doon ay xéewal yu ñu yàlla defal daaw nag Covid bi moo tax organiser wuñ ko ren nag bi ñu ñëwee situation bi xawal yi tane ñu ni amul hésité suñu objectif la nan ko def ñu préparer ko nag dans un court délai moo tax sant nañ ci yàlla parce que it Thiaroye gi yëpp wisi nañ ni suñu objectif aussi tamit bi taxoon ñu def ko du lenn lu dul raffermir lien yi nga xam ne moo amoon ci parce que ku ñëw gis jotaay tey bi rek di nga xam ne quartier bi góor jigéen mag ndaw ñëpp génn nañ benn bis boobu ñu génnandoo ñun ñëpp rek àndandoo célébrandoo xëyandoo wàccandoo kaamil alxuraan ñaanal suñu mag yi nga xam ne ñoo sancoon quartier bi te jóge fi ñaanal suñu mag yi nga xam ne ñoo fi des ak jeunesse su quartier bi góor jigéen mag ndaw suñu yaay yi ñëpp loolu rek yaakaar naa ni tey ñaan yooyu suñu borom mën na ko nangu parce que tey képp ku nekk si quartier bi sa xol sedd na képp ku nekk Thiaroye également it wuy si nga ñu buñ ko yëgee mu doon loo xam ni c'est la première édition ñi ngi am yéene chaque année ñu continuer di ko def parce que it ci yoonu yàlla la soit bi nag weeru koor dañ ko opté woon parce que weer yëpp a baax ci ñaan mais rawatina weeru koor weer yëpp a baax ci jaamu yàlla mais rawatina weeru koor. puis journée d'investissement humain grande mosquée de Thiaroye bi set setal nan ko mosquée de Layène bi set setal nan ko def nañ fi ay causeries yoo xam ne sur le développement local sur l'actualité du pays tey koor gi bii la ñu def pas mal d'activités ñu ngi koy def parce que lii c'est juste relance la parce que ni Covid bi ne woon moo tax ñi njëkk a defaat activité tey mooy commission éducation et culturelle tey journée bi ci seen programme seen calendrier la dugg te kii nekk le vice moom moo nekk vice président wu commission éducation et culture voilà di sant bu baax di remercier le président de cette commission ak ay membres am président bi mooy Serigne Ibrahima Diop moo yor daara ji teel na fi ñëw ak ay membres am wàccee kaamil bi ak ay waa daaraam mais daal ngeen xam ni activités yi ñu dëgmalaat bari na bëgg nañ jëngu ci don de sang social luñ ci gën a mën a def ñu daat koy def journée d'investissement humain nañ ko def reboisement ñoo ngi ciy xalaat ak suñuy partenaires bëgg nañ xar kanamu quartier bi changer en même temps di leen remercier yéen Thiaroye Info parce que mën nañ ni yéen suñu partenaire amul activité bu ñu deful te Thiaroye Info ñëwul couvrir ko mën na ni sax peut-être da ngeen ñoo jig parce que saa yu leen gisee suñ biir rek dañuy gisaat beneen réussite journée bi day tollaat feneen da ngay toog sax ñu lay woo ñu naan la gis nañ seen activité tel ak tel te également aussi di lancer appel bépp organisation communautaire de base bu nekk Thiaroye mu soutenir leen parce que loolu mooy indi développement local bu fekkee dafa am entreprise locale ce n'est pas ku jugee feneen mooy ñëw di ko jàppale mais c'est la population locale elle-même moom moo war a taxaw Mamadou Dia ñëpp xam nañ ko ci xam-xam ci benn livre am bu mu bind circulaire bu mu tuddee circulaire daf ci wax naan le développement c'est d'abord l'inspiration à partir de nos valeurs et cultures avant de s'inspirer aux opportunités qu'offre le monde extérieur donc ni ñu ci mën a xamee mooy say force locale ngay jël ba pare mënoon nañoo dem jël beneen presse mais Thiaroye Info nekk fi di def liggéey boo xam ne tey jii la preuve ñi nekk ci diaspora bi sax tey am nañ ci live bi
bu génnee dina mën a nekk suñuy archive mayaat CDQ bi beneen visibilité donc appel la bu may lancé waat à l'égard de toutes les organisations communautaires de base qui sont au niveau de la commune de Thiaroye Gare ñu jàppale leen taxawul leen def seen promotion même aussi képp koo xam ne sax nekkoo organisation communautaire de base mais nga nekk autorité yaa xam autorité religieuse nga autorité municipale nga wala autorité politique nga wala autorité coutumière la loo mën a doon parce que lii doomi Thiaroye la entreprise bi doomi Thiaroye ñoo ci jariñu te wane wuñ fenn Thiaroye Gare la ñuy wane ba pare tuddee seen tur Thiaroye Info mënoon ngeen jël beneen tur cela veut dire que kon yéen a ngi bàyyi seen gox yéen a ngi bàyyi seen dëkk te di leen xamal ni CDQ Layène ak Thiaroye Gare Info ca kaw ca kanam incha allahu rabbi merci. مولاي صل وسلم دائما أبدا